Devoir civique pour chaque Sénégalais wareefu bépp doomu Sénégal mooy nga dugal sa loxo ci yokkute réew mi. Madame Ndiaye diabète ni nga ko waxee dañu naan sax pandémie la maanaam dafa nekk loo xam ni ci àdduna bi yëpp la law nuñ koy définir maanaam bu ñu la bëggee wax lan mooy diabète moom mooy nit ki. Suukaram ci yaramam bu ñu ko nattee ñu koy tuddee glycémie dafa am nu mu war a toll dafa war a toll ci 0,70 grammes par litre ak 1,10 grammes par litre léegi nag bu ko weesoo ba ñu natt ko ñaari yoon mu ëpp lu ñu naan 1,26 grammes par litre bu boobaa ñu doog a wax ni kii dafa diabète donc diabète xam ko yomb na da ngay jël sa deret ci li ñu naan glycémie à jeun maanaam suukar soo xam ni boo koy jël fekk lekkuloo ñu xool ko natt ko ci ñaari yoon ci ay intervalle ñu gis ni ëpp na 1,26 bu boobaa ñu wax ni kii dafa am diabète bu ñu xoolee nee nañu saa yu ñu trouvé diabète ci nit ki rek lu ci ëpp toog nañu lu ci ëpp juróomi at en moyenne retardement boobu nag li nga wax moo ko waral maanaam waruñu xool ba yëg-yëg yi am parce que yëg-yëg yi bu amee rek ça veut dire que diabète bi sori na yëg-yëg yooyu moom mooy ngay naan ndox bu bëri trop ngay saw bu bëri trop foo tourné yaa ngi jóg surtout guddi gi di saw ba pare di lekk bu amul àpp lekk bu bëri te du tere ngay sa yaram di jeex boo demee ba foofu bu ñu ko nattee waxuma 1,26 bi ma la doon wax mais ñetti grammes 3 grammes par litre dina ko ëpp kooku nag taxul ñuy wax parce que boo ñëwee ba loolu ñuy wax les signes cardinaux du diabète loolu yëpp nekk ci yow ça veut dire que c'est trop tard waaye nuñ ko mën a xamee rek mooy képp ku toog rek surtout boo demee ba am ay 40 ans wala yow nga nekk ci famille boo xam ne am na diabète nga dem ñu seetal la sa suukar bu ëppee 1,26 ñu def ko ñaari yoon ñu jéem la faj nag balaa ngay am yëg-yëg yooyu parce que yëg-yëg yooyu dina fekk diabète bi sori ci yow trop. mën nga gën a teel parce que képp koo xam ni rek nekk nga nit mun nga boo fu at boo am rek ngay seet sa suukar waaye dañu ni diabète ñaari façon la benn façon bi ñuy wax noonu dañ koy donn waaye boo ko donnee ci say waajur day toog ci sa yaram lu yàgg du génn ñàkk génn boobu nag dina def ay 20 ans 30 ans en tout cas ba booru 40 ans muy doog a feeñ fekk yow yaa ngi lekk bu bëri wala yaa ngi toog rek liggéeyoo defoo dara benn place ñu koy tuddee sédentarité wala ngay lekk suukar su bëri bu fekkee ni sa wenn ci waajur yi am na ko loolu nga koy def am yaram lool am obésité dina yéex a ñëw mais vers 40 ans 50 ans nag yu mel noonu lay doog a génn fekk na mi ngi toog ci sa yaram lu bëri ay at yu bëri def lu ñu naan insulino résistance c'est-à-dire sa yaram diabète bi mi ngi lay yoot mais ñëwagul manifestement comme niñ ko waxee nii léegi. waaw ni ma waxee rek seetlu nañ ne ni daal retardu posé diagnostic gu diabète bari na lool dem na ba juróomi at te bari na ci nit ñi dañu yaakaar ni nag lu ci ëpp du fatu docteur yi parce que docteur moom saa yooy ñëwee rek presque bilan bu muy def dina ci boole glycémie à jeun mais nit ñi ñooy ragal la dem di def ay bilan en tout cas moo tax ma ni képp koo xam ni am nga ay facteurs de risque comme say benn ci sa ñaari waajur yi am na diabète yow war nga di teel a dem di seeti sa suukar pour ñu xam ba xam am nga diabète ou pas. waaw mën nañu wax ni daal lu ci ëpp ñaari façon la benn bi nga xam ni moom mooy dal xale yu ndaw yi ñu koy tuddee diabète insulinodépendant te léegi ñu koy tuddee diabète de type 1 diabète boobu nag dafa fekk lu ñu naan maladie auto-immune sa yaram mooy xeex sa yaram bu boobaa mu yàq insuline bi def une inflammation après nag léegi insuline bi yàqu ba dootul mën a pancréas bi pardon lay yàq ba dootul mën a defar insuline bu mënatul defar insuline da ngay obligé ñu lay piqûre diabète boobu nag ay xale yi lay faral di gën a dal jusqu'à adolescent ay 20 ans yu mel noonu moom mooy diabète bi nga xam ni franchement yëg-yëg yi dafa tar parce que bu ko nit ki amee lekk bi dafay bari naan bi bari li ma ci waxoon yëpp day tar ba pare te du tere muy jeex
et puis xale lay dal buñ ko xoolee tamit duñ ko mën a jox ay comprimés mais dañuy obligé di ko piqûre insuline boobu la ñuy jël di ko piqûre pour mu mën a dund normalement. ñaareelu diabète bi nag mooy bi gën a bari bi gën a law parce que bi ma wax léegi 10% la mais dans plus de 90% diabète bi nga xam ne mooy dal ñi am yaram yi ñi nga xam ni seeni waajur dañ ko am ñi nga xam ni duñu bouger di lekk suukar bu bari loolu moo bari ci dëkk bi léegi ci monde bi parce que obésité ak façon dundinu citadin yi looloo tax diabète boobu daal di law même signe yi rek la li ñuy yëg rek ngay gis waaye c'est moins grave et puis moom dafa gën a yéex parce que da ngay dem ba 40 ans wala lu ko ëpp muy doog a manifester ci yow quoi lu ci ëpp. waaw mën naa wax ci ñaar yi nga wax yépp parce que liñ ko dul détecter assez tôt mooy tax muy am moo tax complication yi ak liñ ko dul suivre bu baax moo tax complication yi bari xam nga suukar si bu nekkee ci yaram bi duggul ci biir day mujj dem ba après jox ay complications yu ñu naan ñi ngi koy tënk daal ci microangiopathie ak macroangiopathie microangiopathie moom mooy sidit yi nga xam ni moom moo nekk ci yóor gi ak yi nga xam ni dafa nekk ci xol bi ah yooyu lay jàpp bu boobaa nga gis ni mën na joxe AVC ndax siditu yóor gi dadul day yàqu wala mu joxe crise cardiaque angine de poitrine ba crise cardiaque microangiopathie nag sidit yu ndaw yi lay jàpp bu boobaa day yàq bët yi ñu koy tuddee rétinopathie diabétique wala mu jàpp roño yi ñu koy tuddee néphropathie diabétique wala mu jàpp tànk yi bu jàppee tànk yooyu nag day yàq en même temps sidit yi nga xam ne ñooy indi deret ji ñu koy tuddee les artères waaye siditu yëg-yëg yi ñuy tuddee nerf lay jàppaale bu dee loolu am na nag deret ji du circuler te bu circuler wul tànk bi dafay dee looloo tax ñuy amputé te nga xam ni li ëpp ci li ñuy amputé ci nit ñi ci àdduna bi diabète moo ko waral waaw xam nga bu dee ñaari diabète yi ma wax diabète bi nga xam ni xale yi lay gën a dal te ñu koy tuddee diabète de type 1 ou insulino-dépendant fekk na pancréas bi moom mënatul liggéey yàqu na ba li ci des xëy na ay 10% rek lay doon bu boobaa dañu lay piqûre insuline sa giiru dund nag ñooñu ñetti façon insuline daal la ñuy faral di utiliser bi ñu naan insuline rapide nga xam ne ñetti piqûre ngay faral di def bi ñu naan insuline lente nga xam ne mën nga def benn piqûre ak bi ñu naan insuline mix nga xam ne ñaar ngay def suba ak ngoon léegi sax dañu gën a améliorer ni ñuy traité ba nga xam ni dañuy jël benn insuline de base boo xam ni day nekk ci sa yaram du yàgg yokk ci insuline rapide bu nga xam ni saa yoo lekkee rek ñu defal la ko bu ñu ko defee noonu daal ci la ñuy gis ni équilibre bi dina gën a bari à part léegi traitement insuline boobu régime bi daf ci am parce que suukar si mënatoo ko jëlee nu la neexee li ñu naan les sucres rapides te ñu koy gis ci sucre raffiné di ko gis ci lem di ko gis ci confiture yooyu da nga koy bàyyi léegi nag di lekk suukar yi nga xam ni moom moo nekk ci par exemple ceeb ak dugub mais yooyu da nga koy natt voilà li ngay mën a lekk nag ci lu bëri ci régime boobu moom mooy comme yàpp ak jën mais fekk nga di graisse donc à peu près daal noonu la ñuy defee régime bi te di lekk bu dee insulino dépendant ñetti yoon par bis ak ñaari collation bu dee diabète bi nga xam ni non insulino dépendant la moom mooy ñi nga xam ni nit ñu moo ëpp te ñi nga xam dañoo am yaram boobu tamit régime bi pratiquement c'est la même chose parce que yi ñuy tere ñee rek lañ leen koy tere waaye doo jël insuline yaa ngi jël ay comprimés yu ñu naan antidiabétique oraux bon ñu gën ci ràññee ñaari façon garab metformine moom mooy bi nga xam ni moom la ñuy faral di gën a utiliser te ñu xam ko ci glucophage en tout cas metformine donc benn molécule la ak beneen bi nag moom mooy yi nga xam ni moom mooy les sulfamides ah am nañ ci Amarel ak Jamicron la ñuy utiliser faral di utiliser Sénégal yooyu bu boobaa nit ki bu ñu ko joxee yooyu rek en général dina baax daal ñaari façon garab yooyu daal la ñuy faral di joxe ci diabète. waaw loolu moom mooy problème ci suñu dëkk bi xam nga faj boo xam ni sa giiru dund nga koy def di war a jënd ay garab di def régime boo xam ni metti na lool dafa doy waar moo tax diabète ñi la gën a am koom ñi la gën a riche ñoo ko war a gën a mën a supporter parce que dinañ mën a def seen traitement comme il faut bon évidemment loolu nag problème la boo xam ni ça nous dépasse mais bu ñu sañoon daal
accès aux médicaments nekk loo xam ne dafa yomb suñu dëkk yi pour que nit ñi quand même mën a faju parce que léegi diabète bi fépp la dëkk dañu doon wax ay feebaru borom barke mais léegi vraiment on a vu que partout ñi pauvre ak ñi riche ak ñëpp da leen dal ko